jaa ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu ci wàllu digital news ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen dëwanal di leen baax àq te di leen baalu àq di ñaan yàlla def ñu fekkee waat dëwan yu bari lépp luñ ci àgg rek suñu borom gën ñu ko yombalal def jàmm ci Sénégal defal ñu tawféex dellusiwaat nañu ci beneen émission place publique ni ma koy waxee nag dinañ koy amal ci béréb bu nekk jamono yële gis ngeen ñu ba gis ñu ci biir koko yi tey nag ñu ngi ci beneen décor waaye lépp rek di waxtaanee lu tolloo ak jamono tey nag waxtaan wi dañ ciy dalal soxna suñu ràññee bu baax ci diwaanu Ndar ràññee ko bu baax ci région de Saint-Louis mais également ràññee ko ci wàllu politique muy soxna Yacine Samb Yacine Samb nag damay fàttali ni moom mi ngi bokk ci kuréel gi nga xamante ni moom moo di parti Pastef bokk tamit ci coalition Yewwi Askan Wi nekk vice-président Yewwi Askan Wi bu Ndar tamit ci wàllu yëngatoom mu yëngat ci wàllu commerce loolu activité professionnelle am la mais également nekk coordonnatrice mouvement jigéenu Pastef fii ci Ndar bokk tamit ci mouvement national jigéenu Pastef nekk tamit koo xamante ni dañ ko investir ci liste départementale bu Yewwi Askan Wi soxna Yacine nuyu nañ la bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi lay fay mon frère Omar moom ni nga ko waxee rek maa ngi tudd Seynabou Yacine Samb coordonnatrice Mojib Saint-Louis et vice-présidente de la coalition Yewwi Askan Wi comme ni nga ko waxee femme au foyer ci yar suñu njaboot waaye di yëngatu tamit aussi ci commerce nekk koo xam ne aussi ñu ngi dëkk Ndar bokk nañ fu bëri ci Sénégal xëy na dañ ci gën a développé donc loolu la woon. soxna Yacine dëw nañ lañ la d'abord bàyyi la nga dëwanal Saint-Louisien yi lay suivre. say soppe say am di jàmm. waaw di dëwanal Saint-Louisien yëpp. di dëwanal aussi sénégalais yëpp. di wax ne Eid Mubarak di ñaan yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla liñ ci def lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu. di profiter aussi di ñaan yàlla defal ñu Sénégal jàmm ndax jàmm si la lépp xaj donc ñu ngi leen di déw leen di baalu àq di baal ñëpp àq. alors tabaski bi ñëw coïncider juste ak démarrage yu campagne élection législative. créé wul benn télescopage ci seen agenda yéen. waaw yàlla loolu la dogal. mais fekk na aussi avant muy jot. ñun ñëpp ñu ngi woon sóoraale loolu ndax xamoon nañ ne ci moment boobu lay ubbeeku lay campagne bi di ubbi donc li ñuy wax mën nga nekk sax même bu fekkee ne pré campagne bi xëy na commencé woon nañ ko mais c'était pas facile parce que ku nekk xam na ne tabaski aussi doo am temps ndax borom kër yaa ngi ci kër yi jigéen ñi aussi tam ñi ngi ci kër yi ñii di toppatoo góor yi di toppatoo xar yi jigéen ñi aussi di toppatoo kër gi donc mais def nañ ci li nga xam ne moom lañ ci war a def continuer di conscientiser la population pour wan leen ni ñuy xaar xam ne li ci des bëreetul muy le 31 juillet incha allah. justement junj nga ko la pré campagne ñu gisoon mu nekkoon moment bu mouvementé. surtout au niveau de Yewwi Askan Wi xëccoo yi liste bi dañ ko disqualifié. dañuy marche duñu marche xëccoo bi ba mu am yu kii d'abord nan ngeen dundee période boobu. waaw xawoon na agité tuuti au niveau du pays mais li si am parce que loolu yëpp ça veut dire injustice bi ci am moo tax nit ñi peut-être que mu metti leen mais muy suppléant muy majoritaire bi ñëpp même valeur yi lañ am. ça veut dire que ñun am nañ confiance ci ñi nga xam ne ñoom la ñu investir muy liste suppléants yi parce que gëm nañ ne dinañu représenter dignement li ci am mooy que xëy na li ñu def parce que bu ñu fekkee ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom déjà waruñu woon sax bokk ci élection yi parce que parrainage bii dañ ko ëppal ñu ñëw dëggam ci lu problème mu respecter parité bi donc mu nekk loo xam ne ñoom loolu yëpp dañu jël gëmm ko jël suñu liste ñun tëye ko ci loo xam ne ñun amoon nañ occasion pour rectifier ko donc mu nekk loo xam ne injustice boobu moo taxoon peut-être que ñu bañoon ko mais aussi dañu pare woon pour dem élection parce que xam nañ ne ñàkk dem élection bi ñoom la arrangé wul mais ñun arrangé nañ ñu donc mais bi ñu demee aussi ba xam ne liy jot na là dañu taxaw pour battre campagne liste bi nga xam ne moom mooy suppléants yi muy ay hommes de valeur ay femmes de valeur ñoo ci nekk et gëm nañ ne liste bu mënti dem dañ leen di gagner incha allah. mais yéen soxna Yacine bu ñu dellu si waatee aussi. seen liste xawoon na bari jafe-jafe. parce que au départ gisoon nañu liste bi dafa ëpp. liste bi amoon na ñun ci dugal ñu matul d'abord bu ñu remonté sax ci seen liste avec le département de Dakar ak problème yi ci amoon est-ce que yéen si seen biir au niveau de Yewwi Askan Wi amu leen benn sentiment boo xamante ne sentiment de regret par rapport à votre propre responsabilité. non c'est que man li may wax dama naan nit ci li ngay liggéey ci ngay juum
et nekk na loo xam ne aussi ku xam Déthié xam macha allah rigueur am dynamisme bi mu am ak xol bi muy defee te aussi liste Dakar bi ngay wax nekk na loo xam ne ñoom amu ci benn problème parce que juumte am na ci bi ñu ñëwee pour rectifier ko ñu bañ ne duñu dugg rectifier moo tax conseil constitutionnel après jox na leen raison mais li ñu ci mënti wax rek mooy li tax ñu def loi boo xam ne pour en cas bu erreur amee moo lay won ne xam nañ ne nit matul nit dafay juum mais lépp lu ñu ciy def rek na la loi est là pour tout le monde mais waroo ko xool nga xool li la arrangé pour yow leneen li nga xam ne dal na sa kaw nga ignoré ko mais jël injustice di ko teg ci ñeneen loolu la ñuy déploré parce que tey boo seetloo li nangu nañ ko parce que président Sonko bi mu génnee wax na ko xam na ne def na ko ci page Facebook am avant loolu di am parce que tamit nit bu fekkee ne da nga ne da ngay xeex dara day fekk yow lu dal ci yow da nga koy nangu loolu donc amuñu si woon problème mais aussi jumte boobu xëy na nag dinañu apprendre aussi la prochaine fois ñu éviter ko parce que c'est des gens yoo xam ne waroo leen may benn occasion boo xam ne dañ leen mën a pénaliser ci li nga xam ne ci la ñu jëm. yaa ngi wax di tudd conseil constitutionnel. bokk na ci ñi nga xamante ne dañu agir nañu à un moment ci seen faveur yéen. mais dernièrement ñu agir si lu leen arrangé wul. et gis nañu bi mu leen arrangé yéen. tàccu ngeen leen mais bi mu leen arrangé wul da ngeen leen critiquer. est-ce que en quelque sorte yéen xawu leen am voilà ngeen contradictoire. non tàccu ñu woon parce que boo seetloo sax am na ñu ko waxoon ñun dañu jàpp ne piège la. c'est que tactique bu ñu tegoon la ah. c'est que liñ dañoo préparé loolu ñun xam comprendre nañ ko te li comme ni ñu ko waxee ñun dañu doon xaar tey li njëkk mooy que pourquoi ñoom ñu gis suñu erreur te gisuñu erreur ba ni bokk yaakaar parce que parrainage bi tey dafa ëpp bu fekkoon ne tey dañuy dawal yoon foofu la ñu waroon njëkk dañu waroon wax ne benn bokk yaakaar duñu bokk mais defuñu ko kon lépp lu ñu doon def ñoom ñun comprendre nañ leen parce que léegi dem nañ ba xam ni seen jeu yi ñuy def donc mu nekk loo xam ne rek lu si mënti doon nit muy parce que li may wax ne bu fekkee da nga nekk ci lépp looy nekk di liggéey da nga ci def loo xamante ne da ngay xalaat sa borom parce que ñoom xam nañu en âme et conscience que waruñu woon bokk ci élection yi mais dañu bekk nekk réew moo xam ne aussi comme ni ñu wax ñun ñëpp ñoo ko bokk am na fu muy toll surtout nag wóolu nañ suñu bopp ragalu ñu dem élection te xam nañ ne bu ñu demee dañ leen di gagné léegi li leen arrangé woon mooy mu am problème au Sénégal ñu ne léegi dañuy reculer élection yi te loolu duñu leen ko may parce que incha allah dañ leen di battre majorité bi yow coalition Yewwi Askan Wi ay Wallu ñoom ñoo koy jël incha allah mais li ngeen gagné ci réew mi bariwul de surtout bu ñu sukkandikoo ci élection locale yi fi ngeen gagné tax yaatuwaay bi des na de par rapport ak Benno Bokk Yaakaar non si li ñu gagné bëri na waaw bëri na mais yaatuwaay bi des na déjà Dakar non des na parce que lépp lu ñu def pour jëlee fi ñu dañ koy xeeb donc mën naa nangu côté boobu des na mais tey li tax président Macky Sall jël précaution yi mu jaral leen li ñuy investir di ko ci def xam nañu li ñu perdre dafa parce que déjà perdre Dakar moom mosul gagné Dakar te Dakar déjà ñun jël nañ lu bëri ci ay département jël nañ ko xëy na Saint-Louis moom si au niveau de Saint-Louis ñun amuñu lu ñu neex parce que bu ñu sañoon tey dañ koy gagné parce que ki fi nekk aussi gis nañ ni Saint-Louis di doxee xëy na ñun au niveau de Saint-Louis am nañ dañuy jàpp ne lu bëri des na donc ci loolu aussi la ñuy ñaanaat patriotes yëpp ak militants yëpp ñu taxaw si parce que defe naa li ñu dese bëriwul surtout nag wàllu ñëw na ñu nekk ñu coalisé donc yàlla mën nañu ci may ndam. dinañ ñëw ci yaatal boobu léegi comme ni nga ko waxee léegi parce que déjà dañu gis seen parti wala seen coalition mu am ay hommes de valeur ay nit ñoo xamante ne boo leen waxee da ngay jàpp ni forcément il y a une institution qui s'annonce wala le respect des fondamentaux des institutions mais malheureusement dañuy gis à chaque instant da ngeen nekk benn kuréel goo xamante ni souvent da ngeen naan déet ci li nga xamante ni yoon teg na ko tey bu ñu sukkandikoo par exemple le préfet de Dakar génne na fi ay arrêté d'interdiction pour la période de la pré-campagne mais yéen nanguwu leen woon respecter loolu lan moo tax nu ñu ko respecté parce que dafa nekk loo xam ne c'est notre droit tey ji li nga war a mooy droit demande d'information la ñu waroon def donc demande d'information li ñuy xaar ci état mooy ñu ñëw couvrir ñu parce que boo seetloo le 20 marche bi ñu le 8 juin def nañ ko xoolal li fa nekk ci mbooloo amul benn dérapage. mais période pré-campagne ngeen ñëwee. non période campagne selon la loi il est interdit ñuy def activité de propagande électorale. pourtant yaa ngi leen di gis ñoom ba léegi nii. avant pré-campagne bi di ubbi. ñoom ñi ngi def seen campagne. waaw mais ci biir nekk. non mais yéen da ngeen bëggoon dem ci place ci biir nekk dañu def podium def lépp def du ci biir nekk kon xëy na gisoo ko. mais nekk na loo xamante ni loolu déjà dafa choqué Sénégalais yi parce que 2 poids 2 mesures yooyu moo war a jeex tey ji bu fekkee ne da nga ne da ngay tere dara
dara yow da nga ko war a tere pour tout le monde mais mënoo nga ne man maa nekk ci état maa yor doole soo waxee ñu ne la loi la force reste nu mu tudd à la loi donc ça veut dire que yow yaa ngi wane ne doole ji yow yaa ko yor te loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa war a jeex parce que Macky Sall bi muy ñëw tey ci réew mi defe naa ne gis na ñaata nit ñoo ci dee pour combattre loolu kon tey moom moo war a nekk dernier président boo xam ne tey li doon am ci nguuram mu nekk loo xam ne ñi fa xeex nag doon ko xeex 21 le 23 juin 2011 boobu ñooñu ñoo fi nekk ba tey parce que nag mënuñu nekk réew moo xam ne ku falu nga fal yaag say mbokk wala say ñooñ soo paree nga jël injustice teg ko ci kaw ay nit pour continuer li ngeen bëgg def loolu dafay jeex defuñu le 17 juin interdit nañ ko aussi malheureusement am na ñu ci dee parce que loolu nekkul ku neex lu neex kenn parce que tey bu ñu waxee ne tey bu ñu demee sax bay rey nit na nekk loo xam ne da ngay xam ne lii da nga ko teg ci dëgg wala mu nekk loo xamante ne nit ñi ñoom ñoo def ñoom ñoo sabab loolu mais yow état moom moo koy def parce que déjà suñu droit la nga bëgg ñu ko xañ pourquoi tirer aussi sur la population interdiction mën nga jàpp nit ñi tey jii ñaata yoon mooy am à l'extérieur ngay gis ay marche yoo xam ne comme exemple les gilets jaunes combien de mois ñu ngi ko doon def déggoo ci kenn au contraire ñoom ñoo doon agresser sax les policiers mais gis nga dañ koy maîtriser ça veut dire que bul ne man tey maa fi nekk la force reste à la loi que yow war nga def lu la neex ci kaw askan bi donc loolu day nekk loo xam ne boo bañee injustice da nga koy xeex boo waxee nag ñu ne da nga bëgg nitu fitna la ay nitu fitna lañu mais ku xool coalition bi di nga xam ne hommes de valeur ñoom ñoo ko composé ak ay femmes de valeur yoo xam ne nag c'est des patriotes qui sont prêts à tout pour défendre la constitution. mais ci seen bi li ñu ci jaaxal mooy malgré situation boobu les sénégalais dañ leen doon xaar vraiment ngeen brandir ay signes de deuil parce que ñetti nit ñooñ ci daanu te yéen a woote woon yéen Yewwi Askan Wi yéen a woote woon ba ñooñu daanu ci mais le contraire la ñu gis ngeen woote kaa leen ngeen tëgg casserole kaa leen ngeen tëgg tama kaa leen ngeen siffler ci kaw tali bi pour wane ni da ngeen kontaanu leen amuloon beneen forme bu ngeen ko mënoon def bu gën a solennel au moins pour le respect de ses mémoires. xam nga boo seetloo mois de mars passé parce que peut-être bokkul woon ci coalition bi mais seetlu nga 14 personnes yi nga xam ne ñoo ci dee yàlla na leen yàlla yërëm gis nga ñu waa MD2 organisé benn deuil national boo xam ne Bignona lañ ko defee parce que ñi fa décédé moo ëpp ci au niveau national foofu moo ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo fa génn àdduna donc loolu defe naa ne kenn duñu ko wax def contre nu mu koy autopsie bi ñu def expertise contre expertise te gis nañ ne déjà c'est difficile de le faire parce que déjà li rey xale bi ak li ñu wax ça fait deux bokkul donc mu nekk loo xam ne balaa ngay mën a sax nag def dëy nga jot ñu suul ko bu mën a def ay ñaan n'empêche que ñun ku nekk yaa ngi toog ñaanal néew yi nga xam ne dem nañu. mais waroon ngeen mën surseoir nag toute activité bu jëm ci wàllu bruit moo gën seen casserole yi. non c'est que xam nga casserole yi soo seetloo loolu ci jàmm la. parce que nag bu fekkee xam nga Sénégal lan moo fi nekk dafa naqadee xeex parce que li ñuy wax xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam tey ji bu fekkee ne dañ ne dañu war a marche pour dénoncer li fi nekk bu ñu nee marche président de la république ne kenn du ko fi def parce que maa yor doole ji toog leen tey jii defe naa ne képp koo xam ne nga nekk sa kër ñu ne la jëla nga tëgg pour wane ne yow am nga lu la metti defe naa benn aussi signe de combat la boo xam ne defe naa ne ci lalu na ci jàmm waaye aussi appel fort la à Macky Sall pour wan ko ne Sénégalais yi kenn bëggatu la c'est pas que pour ay faire ay folklore wala ay fecc wala ay fo loin de ça parce que defe naa ne c'est pas la première fois dans l'histoire donc dafa nekk loo xam ne ay stratégie yu ñuy teg la jamono ju ne ak li muy laaj su boobaa ñu def ko mais nekkul loo xam ne dañ ko def pour ignorer aussi ñi nga xam ne génn nañu àdduna parce que lu ci nekk da nga koy xool bu doon yow nu muy mel te nekk na loo xam ne day metti ñun lay ku nekk ci ñun daf ñuy metti parce que boo nekkee sur le terrain man j'étais à Dakar mais déjà bi nga nekkee ci terrain bi le temps da ngay jékki-jékki ñu ne la am na keneen ku ñu rey day am lu bëri luy dañ ci yow parce que yaa ngi combattre injustice pour sa réew ñuy ñëw di rey ay xale yoo xam ne c'est des innocents neexul te defe naa ne képp koo xam ne doomu aadama nga rek dalay metti mu nag je crois que ku nekk ci pouvoir yi wala mu nekk ci ñun mais juumte la ci ñoom et juumte boobu aussi war nañ ci bàyyi xel ba nga xam ne dootu leen dal parce que dee bi nag mi ngi bëgg a bëri. casserole yi yéen waa Ndar taxoon ngeen ci bu baax. tax nañ ci même yow gis nañ la ci statut et tout ça. waaw loolu moom def nañ ko. parce que déjà fii au niveau de Cité Vauvert dafa xaw a wéet mais daf ñu jaral ñu déplacé wu dem ci yeneen quartier def ko. def nañ ko fii premier jour bi nag bi ñu jógee assemblée générale bi nord dañu ñëwaat fii def ko suñu kër ak suñu njaboot mais deuxième jour bi aussi 30 minutes la dañoo dem marché sor def ko fa ak marchand ambulant yi parce que xam nañ aussi ne marchand ambulant yi ñoom gis nañ détermination bi ñu am pour jëlee fi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk moo taxoon ñu dem c'est un appel fort te li ñu doon wax rek mooy dénoncer injustice bi fi nekk ak jaay doole bi nga xam ne gouvernement Macky Sall mi ngi koy def
mbokk yi di fàttali yéen a ñuy topp ci wàllu digital news ak émission bi nga xam moo di place publique tey nag ñuy dalal soxna Seynabou Yacine Samb ni ma koy waxee rek mu nekk vice présidente Pastef Yewwi Askan Wi plutôt vice présidente coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Saint-Louis également aussi tamit jiite Mojib bu Saint-Louis soxna Yacine ñu bokk nga ci ñi nga xamante ni investir nañ leen pour pour élection yi législative yi surtout au niveau départemental voilà bi ñu la investir gis nañu ay remous am ci ñii di wax fii ñii di wax fee ñii di xëcc fii ba ñu gis sax mu am ay points de presse pour naqarlu sa investiture. nan nga dundee période boobu. li ma ko dundee vraiment reetaan moo ma jàpp. parce que li tax reetaan jàpp ma mooy. mënoon nañ fa bañ a egg au fait parce que li tax mooy suñu parti defe naa ne ci local yi gis nañ ne Pastef moo nekk premier parti bu fi organiser ay primaires au niveau de Saint-Louis yàlla def na ma nekkoon 7e candidate 7e candidat mu nekk 8e boo xam ne ñëw na bi ñu ñëwee dama retirer sama candidature à sa faveur te li tax ma def ko parce que je sais que lépp loo xam ne am naa ko yéene peut-être wala xëy na mën naa ko yàpp naa ne mën naa ko gis naa ko ma ko gën a mën ma retirer ko parce que dañu toll jamono joo xam ne te loolu moo war a nekk ci politique mooy que dañu war a xool li nga xam ne mooy jëriñ ci askan bi tey jii nit ak noo mënti mel noo wóolu sa bopp soo gisee keneen koo xam ne jàpp nga ne moo la ko gën a mën war nga mën a am grandeur boo xam ne nga bàyyi ko mu dem parce que nag bu dee intérêt général moom moo ñu boole kon defe naa ne xëccoo waru ci am ñiiroo waru ci am donc bi ñu ko defee ci primaire yi locales yi législatives yi yàlla def au niveau national ñu ne léegi candidat boo leen am ngeen jéem a am consensus ngeen waxtaan su fekkee juboo ngeen tànn ngeen wax ñu candidat ban ngeen tànn donc yàlla def bi ñu demee amul consensus léegi ñu yónnee dossier yi au niveau national bi ñu demee ay critères la ñu teg léegi ba jéem leen waxtaan ci seen biir soo leen amee consensus alhamdulilah ngeen yónnee ñu seen candidat mais soo leen amul aussi ngeen yónnee ñu ñun ñu xool critères yi nga xam ne moom la ñu soxla pour tànn ko donc ci loolu lañ ma tànnee te defoon te aussi képp ku ñu tànnoon ci ñoom damay ànd ak ñoom parce que li ñu wax rek liggéey bi benn la te dama gëm ne li ma gëm ak li ma bëgg ci sama réew ñoom loolu lañ bëgg ci Saint-Louis wala ci Sénégal donc moo tax bi ma ko déggee et ce qui m'étonne le plus mooy que conférence de presse yëpp ça tourné autour d'une personne mooy que waxuñu sax ay jugement de valeur ay jugement yoo xamante ne nii c'est pas fondé nekk loo xamante da nga dénoncer injustice et li ci jiitu woon aussi mooy ñu waxtaane ko suñu biir au niveau de Pastef mooy ñu toog ak suñu kilifa ñu koy nuyu Modou Men Gueye di ko nuyu de passage mu nekk koo xam ne aussi macha allah njiit gi mu war a doon mi ngi ci donc mënoon nañ ko toog waxtaane xëy na ba dara am ñu bind suñu lettre envoyé ko au niveau du COPIL wax leen lu ñu metti ñu waxtaane ko parce que dañuy wax réeroo amul ñàkk waxtaan moo am mais conférence de presse boobu vraiment reetaan la ma def parce que xalaatuma ko woon aussi mbetteel la ma def mais li ma siy wax rek mooy ñu xam ne ñun ñoo bokk Sénégal. am na ñu indexé nii dafa am dualité bu am diggante ak say naataangoo jigéen surtout jigéen ñi newoon ci conférence de presse bi. man mënuma jàpp ne dualité la parce que ku jigéen ki ñuy wax ne moo nekk ci conférence de presse bi dafa ñëw fekk ma Pastef et defe naa ne bi ñu koy intégré dans la coordination sama coordinateur Modou Mbène Gueye c'était 3 mois avant les élections de 2019 man maa ngi milité dans le parti Pastef depuis 2016 mais si terrain bi ak commencé activité maa ngi commencé 2017 ba fu ñu toog di ko wax donc su fekkee ne da nga ñëw fekk ne yàlla def na bi ñuy def bureau bi yëpp ñun ñoo nekkoon mu nekk loo xam ne ànd nañ ci donc su fekkee ne ñëw na pour am dualité donc peut-être que loolu jumte la peut-être à son niveau mais aussi peut-être que ambition la boo xam ne xër la pour defar sa réew mais c'est pas une raison aussi nga fekk koo xam ne defoo fi loo fi deful defoo fi lu mu fi deful nga bëgg ne moom man maa gën a méritant que moom parce que xam nga tey jii boo xool la ci conférence de presse bi comme ni nga ko waxee ay niveau d'étude wala ay dëkku fii ñun loolu dafa nekk loo xam ne te gën fi la ñu dëkk mais dafa nekk loo xam ne si image yu Pastef faire la politique autrement xaaruñu ko ci les militants parce que militant Pastef boo dégloo toujours dañ naan la ki fi njëkk ak ki fi mujj ñoom ñoo fi yem donc ki nga xam ne ñëw na bu mu mujj ñëw bu mu xatal ki fi nekk ki mu fi fekk waaye kay aussi ki mu fi fekk bu mu xatal ki doog a ñëw di ko wan ne man maa la fi ëppale parce que nag Sénégal ñoo ko bokk te ñun ñëpp dañu bëgg a defar Sénégal ci au nom de Pastef kon nañ ko def avec des valeurs li nga xam ne moom la parti bi di prôné. tey lan mooy sa relation yow ak ñoom après coow loolu.
waaw après coow boobu parce que boobu ba léegi xëy na gisante xëy na parfois dañuy gisante nuyoonte parce que nag li may wax Pastef moo ñu boole politique moo ñu boole. kon boobu ba léegi toogu leen quoi. toog pour waxtaan. waaw toog jotaay bokk ginnaaw loolu defaroo parce que tamit. non si parti toog ngeen nañ coalition ngeen. si toog nañ def réunion d'évaluation. et bi ñu ko waxee itam comme li ma la expliqué moom la ñu wax. mooy que kenn du wax ne Dakar moo ñu tànnal. ñun ñoo amul consensus ne leen tànnal leen ñu. tànn boobu nag ci ay critères lañ ko teg. dañ ko teg tànn ko pour farfarloo gaw ma ko parce que nag nit pour man li nga gëm li ngay def rek xëy na moom ngay gëm ne moom la keneen di def ma dama gëm ne am ma parce que woowuma kenn au niveau national parce que defe naa li may wax ñëpp dinañ ko gis. parce que man dama jàpp ne gis nga nit. da ngay bàyyi ñu ne la kaay jiite ñu mais bul ne kaay ma jiite leen. man pour man moo ëpp sens. tey boo demee au niveau national naan nit jàppale leen ma yow loolu sa crédibilité sax defe naa mooy wàññeeku. te am na loo xam ne nag ndar gi la ñoo ko moom te ñun ñoo war a xool li ñuy liggéey waruñu jël kenn naan jàppale ma si te man loolu gëw ma ci ne bokk na ci ay valeurs. de faire la politique. macha allah soxna Yacine dina am lu bari loo xamante ne xëy na dina jaaxal nit ñi parfois. surtout ci sa engagement politique parce que dañuy gis Yacine lu bari ci terrain bi Yacine à l'appel de Pastef à l'appel de Yewwi Askan Wi. macha allah elle n'est jamais absente toujours présente et puis au premier rang. nan nga koy allier ak sa vie conjugale sa gestion wu kër nan nga koy allier. waaw loolu dama sikk ndax ku nekk xam na ne jigéen borom këram mooy kilifaam. te dem boutique bii boo doon génn mënu la bul dem doo dem waxuma la ak def politique. donc yàlla def na bi may dugg ci politique coordonnateur bi fi nekkoon moom la ñëw ma wax ko mu ñëw parce que sama borom kër bàyyi na ma waaye li ma gënal aussi mooy mu ñëw toog ñu waxtaan. bi mu ñëwee aussi sama borom kër daf ko wan ne ko moom bàyyi naa ko. sur le terrain et ñaanal ñu dem donc man ci sama sama ndigalu borom kër ci laa nekk moo tax aw ma ci problème. bu amee aussi liggéey bu tax may wax boo xam ne mën naa ne indil na ma rap benn blocage boo xamante ne nii mën na ma tere def samay activité donc li ma am mooy sama kër. te sama kër aussi compréhension boobu macha allah mi ngi si moom. ñaareel bi aussi yàlla dénk ma koo xam ne du ma ne. jànq la mais dama naan doom la ci man mu nekk si man depuis 13 ans mi ngi fii déjà doomam sama borom kër lañ ko tuddee mu nekk koo xam ne bu ma demee tey moo tax sama xel dal macha allah parce que boo demee bàyyi say doom bàyyi sa borom kër mu nekk loo xam ne nit kaa ngi taxaw mu mel ni yaa fi nekkoon kon loolu dama naan balaa may wax kenn ñoom laay gërëm sant leen ci loolu parce que nag man dama nekk koo xam ne aussi lu may dugg dama si dem jusqu'au bout ku ma xam-xam ne loolu laa mel bu ma xam ne du ma ko continuer du ma ko commencer parce que même poste bu ñu mënti def ci yeneen structure yu ñu nekk buñ ma joxee loo xam mënu ma ko dama naan ko du ma ko jël parce que bugguma ko jël ba pare te du ma ko eggale donc moo tax politique bi souvent ñu may gis toujours sur le terrain parce que damay jàpp ne man sama benn absence rek am na lu bëri lu mu mën a apporter lu mu mën a wàññi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey politique yombul parce que li ci nekk yëpp bëri na mais boo amee borom kër bu la comprendre en tant que jigéen nga dem ci ñaanam am ñaanu waajur am koo bàyyi ci sa kër su boobaa boo demee sa xel day dal. macha allah donc loolu kese la. macha allah soxna Yacine. ginnaaw li nga wax ci sa kër. wax ko ci sa borom kër. am na ñoo xamante ne say jege ñaale lañu ay nit lañu say dëkkaale. wala sax ay nit ñoo xamante ni ñu ngi ndar. dox nañu ak ñoom waxtaan daje ak ñoom am na ay kàddu yu ñu yëkkati ci yow. ñu seetaan loolu rek. ay Samb wax dëgg yàlla man day jàmm laa seqoon ak moom Samb xale bu baax la xale bu am yar la yëkkati alalam dinu ko jox te boolewu ci coow man de loolu laa seqoon ak moom ci koñu Sindoone gii moo tax koñ bi mu fi nekkee man bëgguma woon sax mu génn koñ bi sama dëgg rek laay wax baax na jëkkëram baax na kon nag lii moo wut yàlla naka ka yàlla jotale man de moom rek laa di ñaan yàlla man de jàmm la seqoon ak man waaw jàmm la seqoon ak man de di jël alalam it di ma ko may Samb te du ma ko ka ñaan itam moo di yëkkati waaxu ba ci sama biir kër gi defal ma ko lu ma soxla ci moom it mu yomb ma am yar ay xale la mit macha allah am yar waaw man daal loolu laa xamoon ci moom waaw rek góorgóorlu bu baax nag ni mu nekkee woon fii mu gën góorgóorlu waaw loolu laay ñaan yàlla ci moom. baax na mën na jàppale nit tabe na macha allah daal dañ koy ñaanal daal yàlla defal ko jot li mu bëgg si àddinaam ya moo ko xam yal na ko yàlla defal. boo ko laalu doo ko jot boo laalu jikkoom doo ko jot nit day bañ boo ragalee yàlla gëm dëgg rek mooy mujj loolu moom boo ko defee sa mbir rek. bu mu ngi jàppale nit ji jàppale moo mu jot bu koor ñëwee dana am lu mu as tuuti indil nu ko bu tabaski ñëwee dana am lu mu as tuuti dimbali nu
te def ko ci boole dara boolewul ak fenn wax du dem fenn ni ko fii la ko def ko def ci sutura def ko si yàlla te yàlla tax. jigéen ju baax la am na ku am fulla la nag ku am fulla la civilisé bëgg nit waaw loolu daal xam naa ko si moom waaw ñun amuñu woon benn problème fu ñu rombante nuyoonte waxtaan amuñu woon benn kafoore ku am fulla la civilisé carrière am quoi caractère am war na mën politique quoi. oui moom borom baax la moom sama kóllëre maam la woon sunu voisine la woon tamit daan nañ dimbali si lépp moom borom baax la daan jàppale xale yi. daan romb nii ñëpp bañ am bal daan nañ jëndal bal waaye si buntu këram la daan fubalee daan ko sonal ay lépp tout ay doomam sunu xarit nañu woon. soxna Yacine ñoo ko seetaanandoo gis nga ndar-ndar yi. jege ñaale yi am di jàmm yi am na lu ñu wax ci yow ci ay témoignages lan nga ci retenir. waaw li ma si retenir rek mooy di wax alhamdulilah. mooy li may wax chaque jour saa yu may dugg si Ndooni sama kër maam fa la nekk juddoo ma ndar nag màggeew ma fi ndax biñ fa affecté sama borom kër moo tax ma ñëw fi waaye doomu ndar laa te damay wax ni président Sonko di wax nee na man fu ma dem dama fay bokk man loolu moo ma dal su ma demee Dakar bu ma neexee postulé ndax si fukki penc yeeg ñaari nag ci laa bokk lébu pire laa su ma demee Thiès dama fay bokk sama kër maamam nga fa muy sama yaay ki nga xam ne moo ko jur su ma demee Sine dama fay bokk waaye bu ma ñëwee Ndar it dama fay bokk moo tax comme li sama yaay di wax yéen baax rek leen war ndax da ngeen bokk fépp donc si Ndooni nekk naa fa dëkk naa fa 10 ans ou plus mais macha allah ay relation yu am solo laa am ak ñu bëri xëy na nag du ñàkk ñoo xam ne parce que dëkkandoo moom noonu lay mel du ñàkk parfois problème am waaye sant yàlla ba doo foofa loo xam ne dañ la koy sikkee wala ñu la koy xeebee wala ñu la koy yabee ndax dëkkandoo ñun liñ ci jàng mooy yonent sallallahu alayhi wasallam wax dañ ko danaan dénkaane dëkkandoo ba saxaaba yi di ko laaj ndax bu nit deewee dëkkandoo da koy doon donc loolu islam moo ñu jàngal nañ lañu war a dëkkee ak suñu dëkkandoo donc ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñi di wax Mbène Ndiaye gis naa ne mais Mbëggee Ndiaye moo njëkk a wax mu nekk aussi sama yaay parce que sama yaay danaan wax naan nit fu mu dëkk te amu fa ndey na xoolaat boppam man nit damay wax ne am naa ñaanu waajur ba pare waaye nag dama bëgg bénéfice mooy boole samay waajur samay ñaanu waajur ak ñaanu waajuru jàmbur te loolu li koy may moo koo gis def ko ne sa ndey waaye koo gis aussi def ko ne sa baay te loo bëggul ñu def ko sa waajur doo ko def waajur jàmbur su dee wàllu aussi sama sœur Yacine bi wax di ko nuyu tam ci kàddoom yi rafet yi mu wax moom moo baax parce que tey jalousie gis nañ ni mu bëree ci diggante jigéen ak jigéen mais gis nañ ne ku oyof la gis nañ ne ku baax la ku ñàkk ki ñaan la ndax parfois da nga nekk ci circonstance yoo xam ne da ngay ragal a wax baaxu jàmbur waaye gis naa ne ci moom dëgg koo xam ne ak fu mu mënti doon su ko waree wax dina ko wax donte ñun bëgguñu ko ndax ñun yàlla rek a tax ñuy def ndax nag suñu bàmmeel la ñuy liggéey luñu suñu doom liggéey luñu àdduna te defe naa ne sarax bi nga xam ne moo gën mooy bi nga xam ne da nga koy def sa loxo ndey jot sa càmmoñ du ko yëg te defe naa ne loolu moom moo ñu fekk ji suñu yomal xiyaam incha allah bu ñu xool gisaat naa aussi sama beneen doom boo xam ne fàtte woon naa sax déjà yow xamante ne peut-être amoon na mais comme li may wax tamit côté boobu li ñu ciy jàngee mooy li nga yéene sa doom ak li ngay defal doomu jàmbur moom la yàlla dafay sa njaboot donc ñun dañuy jàpp ne bu ñu gisee xale buy def naka sudul noonu si suñu éducation parce que loolu si suñu waajur lañ ko jëlee au lieu que ñuy toog di yàq dara doomu jàmbur wala ñu koy wax loo xam ne du noonu dañ lay woo yedd la teg la si yoon bi parce que bu nekkoon ci yow du la neex donc ñaanalal doomu jàmbur conseiller doomu jàmbur comme ni ngay conseiller sa doom donc loolu lañ fa nekkee woon liñ naan nag booy lebalal xale ndax xale du fàtte. nee na daan nga leen jëndal bal sax. waaw parce que loolu yëpp ci njaboot la parce que tamit samay moroomu doom lañu comme ni ñu ko waxee tey bu yàlla defee ñu yor bal bi bënn wala oto jaar ci ma yor lu ma ko jëndal leen ko ñu foog ndax loolu def naa ne du ma wàññi dara frère bi nga wax aussi gis nga yàlla lu muy def man turam sax yàlla xam ne ne mosuma ko xam mais nag Maxtaar la tudd mais yàlla def na respect la ñu seq mon frère rek laa ko doon woowee bu ma rombee nuyu ko mu nuyu ma ñu seq jàmm donc ni mu ko waxee rek peut-être que baax bi yëpp bi ñuy wax ci ñoom laa koy delloo ndax ñoom ñoo baax. nee na sa carrière tax na sa caractère tax na mu jàpp ni war nga def politique. waaw c'est que man loolu maa ngi ko gis parce que man aussi sama yaay parti socialiste la nekkoon. ñun bokkoon na si ñi nga xam ne bëggoon nañ mu bàyyi politique. parce que xëy na bi ñu koy wax aussi dañu gisoon ne xëy na comprendre ñu woon lu bari bi ñu nekkee xale. parce que dañoo gis na sama yaay patriote la woon. utul woon dara sama yaay au contraire danaan jël ci ndawal ci dépense su kër gi ci ceebu kër gi suñu séddalee ba pare matul mu jël ci ceebu këram séddale. ñu ko doon wax naan yaay bàyyi politique lii ba pare aussi gis nañ manque de reconnaissance bi ci amoon ci jamono jooju. moo tax bokkoon na si ñoo xam ne ñu bëgguñu woon politique. macha allah man ci laa bokkoon bëgguma ko woon wax dëgg yàlla. mais bi ma en 2016 la ma ay nit interpellé
parce que bokk na fekk na benn combat bu ñu doon def fii au niveau de Saint-Louis ci problème voile école benn école bu nekkoon fii de la place donc ma porté combat bi ba yàlla def may ñu si ndam donc ci boobu la ma nit ñi ne ma yow defal politique bi ñu ma ko waxee dama leen ne yii non non loolu moom duma ko mës a def parce que déjà li ci amoon li ma ci gënoon bañ nag mooy dama daan gis yàqante bi nit yi di def dama daan gis ñuy wax nit loo xam ne amul wala ñuy saagante wala waxante lu ñaaw te dafa nekk loo xam ne xëy na ñun nekkul woon loo xam ne rafetlu nañ ko mais bi ñu demee aussi ba yàlla def président Sonko ñëw ñu gis idéologie Pastef gis aussi moom ni ko yàlla bindee mu am lu mu yee ci ñun ñu jàpp ne amatuñu droit toog ndax dañoo bëgg ëllëg aussi ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo xeex Sénégal ba delloo ko ci ay loxo yu baax macha allah soxna Yacine ba tey dañuy des ci Sindone ndax élection municipale yi ñu génn gis nañu taxawaay bi nga xamante ni amoon nga ko ci Sindone nga nekkoon j'espère mandataire di doxal foofu Pastef wala Yewwi Askan Wi Sindone bokkoon na ci zone yi nga xamante ne gën na ko sagal am na si sax ñu ci jotoon bind ñu ci jotoon wax ba mu juróon ay coow ñu ni ñenn ñi ni yaa ne ci gannaaw et tout lan nga ci loolu non loolu de passage ñuy féliciter waa Sindone yëpp di remercier waa Sindone yëpp parce que man da kenn mënul taxaw ne man maa tax ñu gagné Sindone loolu ku ko wax sax defe naa ne war na ne xoolaat parce que déjà installé woon nañ fa comité électoral mais li ko jiitu ñun Pastef ñun Saint-Louis élection présidentielle 2019 ñun Pastef ñun ñoo ca jëloon deuxième te loolu tey comme ni ma ko waxee woon ci réunion d'évaluation bi bu kenn toog na yow yaa tax ñu gagné ko ça veut dire que moment boobu bi ma leen koy wax mooy président Sonko moo conscientiser la population sénégalaise donc tey nekk na loo xam ne nit ñi ñoom ñoo ñëw vers nous ñun du ñoom ñoo dem ne leen kaay leen ngeen ànd ak ñun donc loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel ñaareel bi comité électoral bi ñu nekkoon ñu àndandoo ko xàccandoo dóorandoo def ci liggéey bu am solo moo tax bi wax jooju amee ci élection locale yi metti woon na mettiwul parce que bu fekkee ne dafoo dara ñu accuser la ko moom da ngay am esprit tranquille mais comme ni ma ko waxee rek ñu bëri dama leen ne je défie tous les journalistes de Saint-Louis ou bien du Sénégal kenn du ñëw na Yacine mës na ma woo ne ma jël ma émission ma fay la wala nga def benn spot ci man parce que dama jàpp ne loolu am na loo xam ne yow nit ñi ñoo lay soxla fekk si la émission bi xam nga depuis conférence de presse bi journalistes yu bëri interpellé nañ ma pour def sortie dama bañ parce que du toujours sax ngay génn di wax parce que du lu ñu gënal ñun ndax wax dafa doy waar parce que wax mën nga juum te lépp looy wax rek da nga war a toog ba am war a wax bu wax génnee nga wax mais nekk na loo xam ne suñu frère yooyu loolu ñu def dañoo def seen jàngat parce que ay journalistes lañu aussi des professionnels donc loolu ñu def ñoom ñoo ko def di ko def ko aussi tamit ça ne veut pas dire que man maa tax ñu gagné mais nekk na loo xam ne daf ñuy yokk waaye li ñu ëppal importance mooy foofu Yewwi Askan Ba moo fa gagné ña fa nekkoon nekk ay leader ñu def fa nag lu ne lépp rek gis nañ waaye Benno Bokk Yaakaar ñuy campagne yi ñun fexe nañ ba yàlla may ñu ndam donc loolu ni ñu koy remercier tous les patriotes du sud di se remercier aussi comité électoral bi nga xam ne moom lañ fa installé parce que liggéey bi ñun ñëpp ñoom ñoo ko bokk def ko. Yewwi Askan Wi ndamam lu foofu dara nga ci tamit. waaw bokk nañ ci man xam nga comme li may wax rek ku nekk am na kuñ la rusee muy man muy ku mu fa mënti nekk ci biir di nuyuwaale maire Soxna Tine parce que doomu Sindone nga. doomu Sindone naa bien sûr. sa baay am na nu ñu ko maire bi expliqué. loolu xam naa dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw bien sûr. donc ndaw ci Sindone donc forcément ndam lu mel noonu. non loolu am na ba pare ma ci sant yàlla nag. parce que Sindone yi. yàlla def na ñoo xam ne góor ak jigéen. bi ñu ñëwee dañ ne ma yow de loo dugg du caaxaan doo dugg ci caaxaan. te comme te loolu yàgg na ah boobu Pastef melul nii. donc ñu ne ma comme te yow yaa ngi ci rek incha allah loo nekk ñu ngi ci. dañu nekk nag loo xam ne li ñuy def ci biir Sindone yi ñun am na loo xam ne duñ ko politiser. vraiment parce que politique. ak vie sociale ak vie les relations humaines waruñu ko boole dafa am loo xam ne liggéey nañ ko yàlla may nañu ko Sindone avant ñuy dugg ci politique mais du tax aussi ñu ne kenn àndal ak ñun ndax loolu parce que law tax ñu def ko ak politique bi bokkul mais ñu ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci politique bi di ànd ak ñun mooy na nga xool programme bi mooy na nga xool ne li ñuy xaar ci Sénégal amul kenn ku ko mën a indi ku dul ñun ñii nga xam ne ñun la fi yàlla def muy coalition Yewwi Askan bi pour ñu mën ko ëllëg pour l'élection législative yi à l'Assemblée nationale ñu am la majorité loolu nag niñ ko waxee woon ne wóolu nañ ma ci looloo tax ma toog ci ba léegi te su ma gisee lu ma doyul maay nekk première personne comme ni ma duggee ni ma ñëwee woon noonu laay génneewaat parce que man nag luy caaxaan du ma ci dugg
place publique dafa am ay rubrique bi yoon mooy gëstu nit bi gën a xam nit bi xool relation am ak nit ñi jege ñaaleem wala lan la jëriñ nit ñi. soxna Yacine dañoo gis ay nataal. ay nataal ay carte ay photo ay mbir yu am ay symbole bi ma ciy njëkk laal rek mooy bii. ñu wane Yacine Samb ngeen génneel ma ko tuuti ñu xool Yacine Samb voilà gis nga ko voilà ayca c'est bon. voilà soxna Yacine d'abord bii la ñuy xool une linguère une lionne une femme de conviction une femme de valeur une femme de fer. joyeux anniversaire. commentaire ñu tableau bi tuuti. waaw tableau bi di ci gërëm jigéenu Pastef. parce que li Mojib. ñoo ma ko defal daaw ci sama anniversaire. di jël nuyoo beeg cant beeg gërëm bi di ko teg ci loxo Oumou Ba. suñu sœur. soxna Ndeye Fatou Nabou Astou. bëri nañu ñoo xam ne mënuñu lim ñëpp bu ñu limee dañuy juum mais ñoom ñëpp bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax yàgg nañu depuis 2018 ñii depuis 2019 mais macha allah lépp rafet donc lii ñoom ñoo def surprise indi ko non seulement tableau bi mais togg ba mu neex ñu indi ko defal ma surprise ak aussi boole ci koo xam ne da doon tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu sang bi ndax defe naa ne képp ku may nax nag ci moom nga may naxee donc loolu di ci remercier de passage parce que ñoom ñoo baax parce que li may wax yàlla moo ñu boole ñu nekk ci jigéenu Pastef nekk muy Mojib mais rafet na du ñàkk nag ay gàllankoor waaye li may wax rek toujours di leen ko wax ne leen ànd bu nekk na dëggu parce que teew rafet dëddu ñaaw baaxul ci ànd te képp ku nekk si ku ñëw ne jàpp ne ñëw da nga ñëw pour Pastef ñëwoo pour Yacine te li ma ci neex mooy ñoom loolu lañ gëm c'est pas les beaux yeux de Yacine moo tax ñëw ànd ak man mais dañu nekk ay jàmbaar dëgg de Linguère moo tax ñu ñëw ñu mën a àndandoo xàccandoo dóorandoo yàlla nag moo ma fi teg mais ñoom li ñuy def sax man defuma ko tuddee nañ la en tout cas tur yu garaaw une Linguère une lionne une femme de conviction une femme de valeur maanaam ku am gëm-gëm jàmbaar Linguère mais dañuy xool beneen bi soxna Yacine bii waa COJES la diplôme d'honneur honneur et reconnaissance xoolal ma nii voilà également aussi bii wax ma bii diplôme bi bii aussi mouvement COJES mu nekk ay jeunes yoo xam ne c'est apolitique ah donc dañu nekk yàlla moo def benn doom bu tudd Mayette ndeysaan moom laa gis benn jour mu def benn statut ma gis ko ñu nekk ci terrain bi nekk ci rond point Faidherbe ci rond point ba wàccee pont bi rond point Faidherbe bi ñuy def ay setal donc bi ma ko gisee mu frappé ma parce que dama nekk koo xam ne man dama jàpp ne nit doo toog rek ne def leen yow da ngay njëkkee def boo gisee lu baax aussi nga ànd ci ak ñoom donc ci loolu laa ko interpellé mu dugal ma ci mouvement bi ma ci nuyu le président notre piste Ibrahima mu nekk koo xam ne tamit moom moo jiite mouvement bi mais macha allah ñu nekk ay xale yu am jom xale yoo xam ne dañu bëgg Saint-Louis donc ci loolu laa nekkee nag ñu nekkandoo ñun ñëpp di liggéey pour le développement de Saint-Louis depuis boobu ba léegi ñuy ànd samay moroomu doom ñoo ci nekk des patriotes et quand nous sommes sur le terrain lépp lu ñu war a def xale ak mag kenn du ma ko yóbbul donc ñoom aussi ñu am reconnaissance am mbaax boo xam ne ñëw ba sama kër indil ma ko pour sant ma gërëm ma donte dama ko war daf ma war ndax nit du jur kese ngay def mais boo juree aussi sa environnement doom njaboot mooy que da nga ci war a toog accompagner leen et don de soi boobu ci lépp lay feeñ mooy li nga xam ne moom la ñuy dund saa su ne mu feeñ ak mu bañ a feeñ donc loolu moo ñu dugal ci mouvement bi aussi muy benn ci nga xamante ne dama ci bokk xëy na am na yoo xam ne duñ ko gis te duñ ko dégg ndax mouvement bi moo tëddee noonu macha allah soxna Yacine en tout cas ñaari tableau yi benn bu ci nekk wax na sa taxawaay ci Ndar mais également wax na aussi sa taxawaay ci développement social tableau bi nag am na lu ñu ci liir loo xam ne daf ñuy permettre ñu projeté ci benn sujet mooy wàllu Linguère wàllu lionne wàllu femme de valeur Maimouna Dieye sa jigéen sa xarit la sa am di jàmm la sa sœur la gis nañu yéen ñaar ni ngeen di waxtaanee ni ngeen jagewee interview yu ñu koy defal de temps en temps bàkk gi mu lay bàkk dañ koy gis jamono yi mi ngi ci yëngu-yëngu ci mairie bi nga xam moom la jiite au niveau de Patte d'Oie mbir muñ koy tuumaal ci wàllu xaalis boo xamante ni dañ naan fu dugal na ko fu mu ko warul du woon dugal wala situation yi demee noonu lan nga mën a wax ci situation boobu situation yooyu defe naa sama borom kër dina ma seede parce que moom comme li ma dal ci président Sonko daaw ci problème mu li ñu ko accusé woon la même chose la ma dal ak présidente parce que bi ma je me rappelle bi muy dal président Sonko daf ma woo daf ma yee fu ñu jullee fajar pare na ma vous avez entendu ma ne ko quoi mu ne ma ils ont accusé de viol président Sonko mu ne bàyyi leen foofu loolu moo leen dese woon parce que dama ko jël à la légère parce que je sais que du dëgg parce que boo nekkee ak nit da nga koy jàng
tey loolu moo ma dal ci présidente bi ma ko déggee jour bi ñu ma koy wax dama doon traversé Tali Pikine benn sœur moo ma woo benn linguère bu nekk au niveau national ne ma dégg nga conférence de presse ma wax ko mu wax ma ko tuuti benn oto laal ma parce que tellement bi ma ko waxee affaire daf ma ko wax ma ne ko luy loolu mu ne ma seetaanoo ko mu ne ma duggal ma ne ko loolu xoolal seetaanoo ma ko mais xam naa ne du dëgg parce que xam nga lu tax fi ma ko teg mooy présidente di ko nuyu de passage xam naa ko bu baax ci li ma ko xamee mooy ci liggéey bi ci terrain bi ci li ma ko xamee mooy fullaam ak faydaam man mi nga xam ne maa gën a ndaw ci Pastef dama conscient ne ñun ñëpp a war a def attention parce que ñun ñëpp képp ku ñu mën a jël pour yàq sa image nañ ko def ba loolu man day tax man toujours su may génn maa ngi sóoraale damay ànd ak sama doom parce que am na loo xam ne da nga koy bañ naa ba samay doom am na benn jour sama doom bi doon def bac daaw am kër gu mu dem ma ne ko bul fa demati parce que mën na nekk ñu am luñ la fexeel ndax man Pastef laa bokk kon noonu may sóoraale loolu kon présidente gamaa gëm ne moom moomu ko gën a sóoraale parce que bi muy nekk ci Pastef di ànd ak président Sonko ñu nekk ñu fi kon gëm naa ne loolu du war a mën a nekk yàlla def na nag ba mu tontoo defe naa ne xol yëpp feex na te képp ku nar a jaar ci président Sonko pour yàq deram wala nga yeb ko du jaar ci moom donc bi mu amee aussi ñaanoon nañ yàlla génne ko ci parce que ay nit lañu te dañu nekk politique di ko def mais nit ñi nekkuñu lu dul yàq deru nit donc bu fekkee ne da nga am nit ku mel noonu ñu koy yàq dina la metti waaye xamoon nañ ne bés bu génnee rek xol yi dina sedd. kon tey am ngeen soulagement. non am nañ soulagement parce que jour boobu defe naa ne groupe bi ñi ci nekkoon gis nañ ma li ma doon def te nekkul la aussi tam lu ma bett parce que ni ma ko xamee vraiment loolu mu doon na ma jaaxal trop su amoon waaw. seetaan nañu léegi ay nit ay doomu Ndar kenn ku ci nekk am na lu mu wax ci yow. ñëw nga ci mais dañuy seetaan keneen. góor xooy moo jur Wasoor Seck mu jur Demba Seck mu jur Astu Seck mu jur Serigne Mansour si borom daara ji mosuma sàllalu yumpaañ lay wax ba ni mu génn àddina Seynabou Njaay Foroñteñ fii ci Sindoone kër googu nga demoon moo jëkka taal courant ci Sindoone moo jur Abdoulaye Samb jur Abdou Karim Samb bàyyi Seynabou bàyyi Yaasin Samb Seynabou Njaay Foroñteñ ba Abdoulaye Samb baayam wàllu yu ñu daan wax ñangel ku mas a gis bopp bi xam soo demee gendal ne ana xabru teem no Abdoulaye Samb ñu won la ko Alaaji Njañ Jaw mi jur docteur Jaw moo ko daan defar yal na yàlla yërëm ko ba tey ñu ngay defar xabru ba nit ñi di ko siyaare kooku moo jur Abdoulaye Samb mu jur Yaasin Samb Abdou Karim Samb mu jur Yaasin Samb ne naa ko nag na nga ànd ak muñ ak dal tàng gi moom man d'accord naa ci waaye du dara lu dul dëggu ndax du fen wallahi azim du tooñ te du nu bokk bàmmeel li ma koy jur moo bàmmeel la maag sama te ku ne dee nga tàllal sa yàlla xam ne li may wax moom dama ne du tooñ maandu na du fen am na yërmande am na sutura bu la dee dimbali yàlla leen di ñetteel waaye keneen du ko ku ko xam yaa ko ko wax déet su fekkee ne day dund sunna am na yoo xam ne moomu ko jigéeni jullit dafa am lu mu moom maa ngi ñaan yàlla tegal ñu leen ci bopp réew mi sama Ousmane Sonko du loolu ñun ba nu ko jàppee nekkul ci parti keroog ba ñu ko tooñee ci impôt domaine ñu dañoo bañ justice ndax damee lay sunu maam bañ gi la da bañ gi deret ji la insisté sa tax ñu ànd ak Ousmane Sonko ba noppi te mu dëggu nag di dund sunna te tubaarkàlla jàpp diine nañu ànd ak dal te sàkku jàmm ndax suñu mag ñu baax ñi dañu daan wax jàmm fitna soo ko fekkee mu tëdd boo ko yee bu jógee ci say tànk lay dugg kon na ñépp dal ba bu kenn créé fitna surtout ñi ma jaboote nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi te gis nga ke miir ku ci dal daanu boo dalee ku dal ci sa kaw daanu yal na leen yàlla dalal te yàlla seddal ko ku yëkkati fitna bëgg ko indi yal na la yàlla nasaxal ba doo ci mën dara def jàmm ci réew mi ba ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin aywa soxna Yacine gis nga maire bi li mu wax bare na li mu génnee fi nga bokk ci Sindoone na nga fa bokkee say maam également dammel yi na nga bokkee ak Serigne Mansour si borom daara ji yooyu yëpp génne na ko ba ñëwaale ci sa tàngoor defal ñu commentaire bi
waaw parce que li mu wax macha allah Sarr Mbassa yàlla na fi yàgg loolu te wér. amiin ñun comme li ñu wax mooy suñu sëriñ. mooy suñu xalifa. donc ci moom rek la ñuy sàkkoo lépp lu ñuy ut rek ci moom la ñuy mooy suñu bunt. macha allah donc di ñaan yàlla bàyyi ko suñu kanam. yàlla may ko wér ak gudd fan. donc mu nekk aussi tey bi ñu duggee ci politique. bokk na aussi ci ñi nga xam ne mooy suñu premier royukaay. ndax comme ni ma ko waxee jigéen def politique yombul. waaye am na loo xam ne boo ci nekkee rek doo am looy tiit doo am looy ragal boo amee repère tamit doo réer te moom suñu ndey ji mooy suñu repère macha allah bi mu nekkee ci parti socialité Mor Sarr lañ ko doon woowee ndax jikko góor la yoroon donc te loolu du moom moo ñu ko wax mais suñuy nijaay yu nekkoon ak moom ci parti bi Doudou Issa Niass ku nekk di nga ko xam sama yaay ko dugal ci parti socialiste mais ñoom ñëpp Mor Sarr ak Racine Ndiaye ancien ministre donc mu nekk ndey bu ñu tiitaroo ndax jigéen soit que dañ naan di wala jur ñu ne ëskay wala ñu ne cam ñun nag ñi ngi ñaan yàlla ñu bokk ci jigéen yi nga xam ne saa yu ñu leen tuddee du ñu am lu ñuy xeebee wala du am lu ñuy yabee donc li mu wax nii mu amul lu ma si teg parce que mën naa ne ñun sama yaay sax moo gën a xam suñu ni ñu bokkee ak yëpp moo tax dañu war di ko jàng parce que yu mel nii xëy na ñun dañ ko soofantaloon dañu jàpp ne àdduna ki gën ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla ba am na yoo xam ne daanañu ko topp mais gis naa ne jamono ji topp na nekk na loo xam ne ñi ngi xeeb nit ci am di xeeb nit ci juddoom di xeeb nit ci alalu àdduna te defe naa ne loolu li ko am na lu ko ëpp importance te li ko ëpp importance mooy yow gannaaw ba nga nekkee am gëm-gëm ba pare nga fexe am ay jikko yu rafet ba nga xam ne ëllëg kenn du la xeeb kenn du la am lum lay wax donc réccu nañ nag li ñu yéexee jàng suñu histoire mbokk parce que tey ji xëy na bi ñu ñëwee si Ndooni xam nañ ne suñu kër maam a ngi fii parce que peut-être que xëy na jotoo fa dem wala fekkoo fa kenn mais tey doon na baax trop nga fekk fa tey samay cousin ñoom ñu def témoignage xam ne man fa laa dëkk doomu si Ndooni parce que tamit defe naa ci coow yi fi am bokk nga dégg nga ñu ne dëkkuñu fi mais nag doomu si Ndooni lañu doomu Saint-Louis lañ te kenn mënu ci génn rahimahullah aussi sëñ Mansour Sy nekk effectivement sama cousin sama papa nijaayam la woon donc ñu bokk nekk ci fu baax tey foo dem rek ci Sénégal ñun dañ fa bokk donc ni mu ko waxee noonu la amee tàng bi ñuy wax aussi loolu defe naa ñëpp dañ ma koy laaj tàng bi yëpp comme ni mu ko wax c'est que am na loo xam ne bu dee bañkat nga day feeñ parce que li may daw rek ñaar la ci àdduna mooy yaa fi tooñ wala yaa fi waxoon mais kanta bu fekkee tàng mooy am looy bañ tàng mooy gis injustice di ko xeex su boobaa dañ koy nangu mais tàng bi nag gëw ma ne nekk na loo xam ne war na mën a tax ñu ne kii nit ku bon la parce que nit ku nekk aussi am nga défaut mais tamit soo ma laalul doo ko xam parce que nag am na ñoo xam boo leen ko waxee duñ ko gëm mais tàng boobu duma ko weddi de. amul benn liaison ak deretu dammel bi maire bi wax. xam nga dammel yi tamit mooy loolu parce que newoon na xaw ma nu mu tudd ca Kajoor. dammel yi ñoo tax xaw ma dammel yi xaw ma teeñ yi. ñoo tax ba tey Kajoor moom boppam. waaw loolu lu mën a nekk la mais man li ma xam mooy moom mii di sama ndey. te dañ daan bañ tamit. bañkat la. sama waajur bu góor bañkat la ay injustice suñu ko nangu donc am na loo xamante ne boo ko donnee day dëgër donc comme ni mu ko waxee noonu amaana moo am mais li ñu ci xam mooy suñu jamono ji ñu nekk dinañ fexe ak lépp lu ñuy def rek na tegu ci dëkk. maire bi noo ko xëccee ba mu ñëw ci Sonko. sama yaay xëccuma ko moo bëggal boppam Sonko. ñun suñu famille loolu la yàlla def parce que socialiste buy topp Sonko yombul de. non c'est que sama yaay nekkoon na société comme ni ñu ko waxee mais depuis président Sonko ñu dàq ko ci parti bi mu dàq ko ci impôt et domaine mu commencé def politique mu xam histoire am man ñoom ñoo ma woo yëgal ma ko te boobu maa ngi ci Pastef ñoom ñoo ma woo di ma ñaanal di ñaanal président Sonko bokk na si li may ñaan aussi yàlla na ko yàlla wane la ak président Sonko parce que daf ko bëgg sama yaay problème président Sonko bi moo amee da cee jeex tàkk macha allah comme ñu comme man comme certains sama famille dafa mel ni ñun moment yooyu moom vraiment dañuy ñaan yàlla bu ko yàlla defaat parce que dañ ko dund suñu famille déjà jàppoon nañ ci sama doom sama benn doom am na ci fracture donc sama yaay nekk Dakar xel bi yëpp mi ngi nekk fii ba sama doom bi ñu jàpp daf may woo naan ma paas ma ko dafa mel da koo sentir donc ba mujj bi dama ko mujj ne ko dañ ko jàpp mi ngi ci grippe bi donc mënuma ko paas te mu nekk loo xam ne te noonu la ko ñaanalee président Sonko mais daf ci jeex tellement que da ngay xam ne patriote la non seulement patriote parce que tamit comme ni ñu wax parce que loolu moo nekk ci moom depuis jeunesse am. donc kon yéen da ngeen di dund Sonko comme si frère de sang la. wallaay loolu moo am te loolu
mu mel noonu ci man man nag noonu laay jàppee man nit ku baax man dama nekk koo xam ne bu ma gisee ku baax dama lay bëgg de trop man je suis comme ça man ñooñu ñoo ma mën a yéem man alal yéemu ma am dara yéemu ma ci àdduna man li may wax ñaar ñoo ma laay ñee ci àdduna mooy que nga gën ma ci waajur wala nga gën ma ragal yàlla waaye mbaax moom bu ma ko gisee ci nit nga am valeur dama lay bëgg. macha allah te ma nekk koo xam ne tamit bu ne nekkul ci man it maa ngi koy jéem a jàng pour mel ko. te terewul fu ma toog aussi dinaa ko seede ci nit ki. waxtaan ni mi ngi bëgg jeex buñ duggee si Sonko moom dañuy xuus ba yaatal rek. daan fi tegaat beneen émission. waaw Yewwi Askan Wi élection locale yi ubbi na. tey lan mooy sa message. waaw élection législative yi jot na. élection législative plutôt. waaw élection législative yi jot na. donc campagne bi ubbi na programme bi génn na déjà. donc comme ni ñu waxee rek ñu ngi ci woo tous les militants. de la coalition Yewwi Askan Wi et de Wallu. xam ne liggéey bi dina yomb du yomb. parce que defe naa ne nag population bi il faut que ñu fekk si leen. fekk ji leen fi ñu nekk. conscientiser leen wax leen li ngeen xam ne moom moo nekk. ci assemblée nationale. parce que il est temps que. rupture la ñu soxla rupture boo xam ne dootuñu toog assemblée di saaga dootuñu def duñ am ay trafiquants dootul am xaste du am aussi ñuy promouvoir LGBT bi ñuy wax xam nañ ko parce que gis nañ li fi nekk donc mu nekk loo xamante ne pour ñu am ko ak ñu mën ko fee dina muy coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu ñoo incha allah bés bu ñu yàlla mayee majorité dinañ fi dindi li fi am loolu la ñuy ñaan nag di ci wax aussi di si sas ku nekk xam ne képp koo xamante ne nii rek nekk nga ci ñaari coalition yi liggéey bi du yomb waaye ñu ngi ciy woo ci jàmm ndax nag après tout ñoo bokk Saint-Louis après tout ñoo bokk Sénégal te li may wax toujours li ñu boole moo ëpp li ñu dàqale mën nañoo bañ a bokk appartenance politique mais jarul muy ñaaw saaga amul njëriñ xaste amul njëriñ ndax am na loo xamante ne tamit comme ni ko sama yaay daan waxee ndeysaan moo ko daan wax ndax bu daan nekk ak waa PDS di añ nit ñi naan ko yow bokkoo parti socialité PDS nga nekk mu ne leen awma sens interdit ndax li ñu boole moo ëpp li ñu tàqale ndax ñooy àndi suuli suñuy doom yàlla na yéex ñooy ànd ngénte suñuy doom donc ñu ngi ci woo ñëpp ñu voté ñu ñaan yàlla jëlee fi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que Sénégal li fi nekk métti na bu ñuy toog di ko wax sax du fi jóg li ñu mën rek nag mooy wàcc wax conscientiser la population ñu xam ne tam li ñu leen di wax lu dëggu la te loolu moo tax ñu taxaw pour jàppale ñu ñëpp ñu jàppalante pour dindi li nga xam ne moom moo fi nekk. soxna Yacine am na ku nekk ci ligne bi soxna Ndeye Fatou soxna si nuyu nañu la. fay la bu baax. yaa ngi en direct si wàllu Digital News yaa ngi suivre Yacine mi ngi lay teewlu. ñu bàyyi la nga dénk ay kàddu rek. waaw moom de ki ngeen invité moom macha allah te rek laay wax man ndaxte jamono ji nit ñi dañuy def ni képp ku lay may xaalis wala ku yor sa teraanga àdduna moom rek nga war a gërëm mais man toll naa ci ay at yoo xam ne dama koy giñ ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yaakaar ñu ñëpp soxna Yacine mosuma may ñett mais ay qualité am nekk na ay millions ci doomu aadama yi mi ngi mel na tey kenn ci ñun ci waa Pastef soxna Yacine ay millions la lay jox ndax njëriñam ci kàddu yu rafet ci qualité am ci bëgg Pastef moom daf ci dem ba jeex man naa ko juri ci politique naam man mën naa ko jur man jaar naa ci PS jaar PS tere APR Macky Sall tey ñun ñoo ko far maa ngi doogay dugg Pastef xam lu bëri nag ci Pastef laa nga xam ne dugg man damay def njàngam mais tey ay qualité soxna Yacine tax na tey bépp nit buy politique boo ko toppee di nga xam yoon wi ci dalam ci teeyam te li ma gën a jaaxal mooy elle est serviable maanaam tey politique métti na métti goo xam ne dañuy soxla ay njumtuwaay lu jëm ci lu nekk maanaam lekk wala naan di dem fi ba Dakar mais du nu am sax laa la wax paas rek ngay yem ndax Sonko jaral nanu ñun lu raw loolu mais gis nga soxna Yacine lépp luy fere ci ndox wala naan wala dara te loolu nag mooy politique loolu mooy politique doo xaar fekk fa dara nga dugg ca da ngay xaar fa dara nekkul nga dem fa am fa ndam même boo ci jëriñuwul sax askan bi jëriñu ci ak suñu njabootu ëllëg maanaam daal ay qualité moom buñ koy wax fii ba suba du jeex ba pare nekk nit boo xam ne dafa dëggu tey soxna Yacine politique bi amul lu mu ci dul jàppanteel. kon yéen rëccuwu leen liñ leen ko tànnalee xanaa de kon. ñun kay bu nu ci tànnalee ci lu mu nu mënti doon bu nu ko tànnalee nu jël parce que qualité la ñu soxla ci nit
dañu soxla ay qualité ci doomu aadama yi même bu nekk tey suñu président nga te amoo ay qualité nit ñi bu ñu tuutee baaraam tuuti dañuy bàyyiwaat mais soxna Yacine dafa nekk koo xam ne man léeg-léeg damay tëdd parce que Seydina Mohamed di imaginer ci moom di ree parce que daf ma jaaxal jikko yi mu làmbool moo amatul ci jamono jii nu nekk te pare ni mu demee ci biir Pastef moom Pastef bi mu ci am moom ci boppam volonté bi mu ci am moo ma xaw a jaaxal na ma trop loolu nan la koy nit di dundee da ngay yor sa famille yor sa borom kër yor te gis nga bàyyiw ci dara mu neen kon loolu sunu borom moo ko defaral boppam man loolu laay wax rek soxna Yacine bu nu nee Dakar mu jóg sunu nee Linguère mu jóg même su kenn demul te day woo ñëpp de day jël téléphone mu woo ku bëgg dem parce que Seydina Mohamed am na si ñoo xam ne am nañu jot pour dem mais seen gëmukaay ci Pastef moo des mais moom daf koy assumer. day assumer loolu génne paas génne lépp maanaam daal volonté bu mu am ci àdduna kooku dañuy gëm ni yàlla rek moo ko defal ku sonn ci Pastef la ku sonn ci Seydina Ousmane mu sell mi moom yemalew ko ak dara amul képp koo xam ne mi ngi Pastef te nga raw kàcc te nga gën ko koo bëgg amul. macha allah ndax li tax ma wax la loolu macha allah da ciy def. di ci wax lu baax gis nga lu ne la ci dégg. lu ne mais mosu ci tontu kenn dalay woo ba nga ñëw ni la nii nga waxee ne baaxul xam nga loolu ko sell. moom man am na temps yee man ñu toog maagoo ma di ko yow dañuy wax Ousmane Sonko mu sell mais Yacine Samb mu sell mi yow da nga ko war a dégg parce que man damay jàng di ci ay qualité. macha allah lii may waxee ak yow nag mayu ma dërëm. mayu ma ñaar dërëm barke Seydina Mohamed. macha allah macha allah nag laa jël naa ay âge yoo xam ne du ma daral kenn te dara feesul sama bët. jërëjëf ndax politique naa ba politique jotee mais gis nga kii qualité li mu yor. ma de ragal naa bu ñëpp mel ne moom Sonko dina taxaw de. tarkal kooku ma leer laa la wax. tarkal soxna Ndeye Fatou jërëjëf kontaan nañu. waaw ñu ngi lay ñaanal jàmm te di la déwénal. Yacine xam naa ni dégg na la. jërëjëf kon ñu ñaanalante xam naa ni di ku sell daal waaw aywa ku sell jërëjëf daal ngeen invité nii macha allah. jërëjëf di leen sant bu baax a baax. jërëjëf macha allah merci beaucoup jërëjëf. macha allah soxna Yacine dégg nga témoignage yi encore bi beneen la. lu doole ko ci leneen d'abord sa camarade de parti. ngeen bokk coalition. mu am témoignage bi ci yow c'est pas évident. c'est pas évident mais li may wax rek. ànd moom bu ne rek na dëggu te rafet ndax ñoo bokk comme ni ma koy waxee ñoo bokk Sénégal te mënoon nañ dund ba dee te duñu xamante waaye yàlla def na ci Pastef lañ xamante moom laay wax chaque jour tey ji amaana boo romboon nit ci mbedd bi rek sañu laa wax wala sañu laa def moo tax nag parfois li ñuy may force pour ñu muñ yenn yi mooy que suñu parti daf ñu ko jaral ñaareel bi dañuy xam ne aussi bu dul woon politique bu ñu bokk lu bëri doo ko jànkonteel moo tax yàlla nag nañu yàlla may xolu muñ mais moom li mu wax nii yëpp dafa baax parce que lii jafe na ci jigéen parce que ànd jigéen ku ne xam na ko dañ ko daan wax nag man damay gëm na nag chaque jour mën nañoo ko fee dindi parce que li nga xamante ne moom mooy rafetal ànd ak bu mu mënti doon muy góor muy jigéen mooy ànd tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu wax nit bu fekkee lu baax ci moom waxal boo ko mënee wax tas ko keneen ku ci mën a roy mu roy mais bu dee lu bon waroo sax taw di ko génne te dañ ko war a li nga yéene sa bopp mënoo gëm tànk li nga yéene sa bopp yéene woo ko sa morom donc ñun ci loolu moo tax dañu am xel bu dal ci doomu aadama yi képp ku ñuy ànd nag ci franchise dañuy ànd ak yow ndax man li may wax defuma politique pour ut mbooloo man awma base de d'accord naa man dama gëm ne base bi président Sonko moo ko yore du man donc bon tax ku ma ciy àndal damay bëgg man toujours militant bi ma gën a bëgg sama sœur de parti bi ma gën a soxla wala frère mooy ki nga xam ne da nga bëgg président Sonko gëm Pastef man ma bëgg président Sonko gëm Pastef ñu daje bu boobaa liggéey bi day yomb parce que su fekkee da nga am loo ma rusee ba ànd ak man ëllëg boo gisee lu ko ëpp da ngay dem te ñun projet bi dafa nekk loo xam ne projet la jeexagul kon liñ ci bëgg mooy ku am gëm-gëm koo xam ne ëllëg doo ci xaar dara pour yow ñu mën la cee fay dara donc soxna Ndeye Fatou yàlla def na comme ni mu ko waxee mag la bokk na si ñi def délégation indil ma tableau bi mu nekk aussi mag bu baax ku oyof parce que macha allah ku dëggu aussi man li may gën a nawee ci nit ku may ànd mooy nga dëggu parce que mon frère dañu toll jamono joo xam nit mën nga ànd ak moom mu lay kaf di ree di la won def la bëgg mais boo demee mu wax ci yow lu ñaaw da nga koy jànkonteel ci biir Pastef mais xam nga li tax mu may neex mooy ku mel na ñoom parce que ki nga da xam ne bëgg na la te defaloo ko dara donc ki la bañ te
te defoo ko dara it da nga koy muñ di ñaan nag yàlla soppi ko ndax man li may wax noonoo ma kenn et saa su ne dama naan bu dee yéene naa doomu aadama lu ñaaw wala lu bon yàlla na ci jiitu ci man di ñaan yàlla képp koo xam ne yéene na ma ko tam yàlla na la yàlla gindi te yàlla jël lépp loo ma yéene sànni ko ci àll ba sama yaay danaan bu ñaan mukk mu dalaat ci kawam ñaan ko mu sànni ko ci àll ba te yàlla jubbanti ko nga xam ne da ngeen di bokk gis-gis ñun loolu la ñuy ñaanal ñëpp di woote nag union ndax comme ni ma wax l'union fait la force te bu fekkee ne intérêt général moo ñu boole kon waruñu xuloo waruñu ŋaayoo waruñu bañante waruñu yéenante lu dul jàmm donc ci loolu maa ngi ciy sant nag di ci gërëm les Linguère parfois di nga gis koo xam ne da ngay bokk xam ne bokk leen objectif moo tax muy dem mais képp koo xam ne Linguère yaa ngi fi ça fait des années nag depuis 2018 am na ñu fi nekk depuis 2017 am na ñu fi nekk depuis 2019 mais boobu ba léegi maa ngi ànd ak ñoom te dara ñaawul xëy na nag ñi mujj ñëw ñooy ñëw ak am nañu ñëwee te bu ñu demee itam da ngay comprendre dañoo bokkul ci projet bi donc ci loolu ñu ciy sant Linguère yëpp au nom de Ndeye Fatou mi dugg léegi di ko remercier ci seede yi di wax ne yàlla bu ñu gis suñu bopp ndax nit moom lu muy def rek na ci xool boromam te si yàlla la ñuy xool si yàlla la ñuy ñaan yàlla ngërëmam yàlla na yàlla kontaan te yàlla sàmmal ñu ànd bi man ak ñoom bàyyi fi képp koo xam ne yaa ngi nekk si Pastef yàlla boo gis dara lu la jaaxal te yàlla nañu yàlla boole may ñu ndam. kaddu gu mujj gi nga yóbbaale ko rek tàggatoo Saint-Louisien yi et tout. waa di tàggatoo Saint-Louisien yëpp di wax ne ñu ngi jël kaddu gi. di ko teg ci suñu loxo ñaari candidat yi. muy Aba Mbaye ak Aïda Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy titulaires yi. di nuyu aussi suñu frère moom mi nga xam ne mooy suppléant bi. Badara Seck. ñun ñoo nekk suppléant yi yàlla def ñun ñoo nekk candidat yi. mais am na ñoo xam ne tamit mérito woon nañ pour nekk ko mais yàlla moom mooy dogal lu ko neex. ci loolu it nañ gëm ne ñun ñëpp ñoo ci bokk yam mais nañ tàllal loxo yi yaatal wàcc sur le terrain. bu boobaa yàlla may ñu ndam. di woote aussi ci campagne bi jàmm ak salaam ñu def ko ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj. national ak fépp aussi di wax ne tamit lii c'est un appel fort pour président Macky Sall parce que lii aussi pour 2024 troisième mandat bi nga xam ne mi ngi koy bëgg def ci appel bi ci moment bii la nañ ko won ne ko troisième mandat du fi am te loolu mooy ñu taxaw votel Yewwi Askan Wi ak waa coalition Wallu ñu mën leen fi jëlee ndax nag mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. jërëjëf mbokk yi waxtaan waa ngi noonu soxna Yacine Samb lañ doon dalal mu nekk vice-présidente coalition Yewwi Askan Wi ci Ndar mais également aussi nekk coordinatrice Mujib bu Saint-Louis moom lañ doon dalal ci waxtaan wi gis ngeen ak cœur ouvert ni mu ko waxtaanee ak it waxtaan wi ni mu leeree yaakaar naa ni dara umpuñu tey ci information yu bari yu fi jaar ci nga xamante ni moom moo doon activité politique yi ci digganteem moom ak la coalition ci digganteem moom ak waa partem et cetera et cetera kon noonu la ñu joxanteeg yéen rendez-vous beneen jamono beneen numéro ci li nga xamante ni moom moo di place publique jaa ngeen jëf.